part de responsabilité te ngay doon kii tabax askan wi wala ndaw yi gàddu réew mi ëllëg yow tam war nga génn yow wax li nga xam moo ci say responsabilités mais indi ay solution proposer ay solution parce que jàngalekat maam li ñuy xaar ci moom du toujours ñaxtu parce que xam-xamam ëpp na loolu parce que moom mooy tabax société moom mooy tabax avenir ëllëg donc ci biir ñaxtu bi war na am aussi ay propositions yu mu def war na am taxawaay bu mu taxaw ci wàllu leeral war na am taxawaay bu mu taxaw ci def ay propositions ngir ñu sauver situation bi nga xam ne ci la njàng bu Sénégal toll. parce que laccaxte gi nekk ci nguuru Afrique moom ñëpp xam nañu ko ñàkk fonk kàddu gi nekk ci nguuru Afrique moom ñëpp xam nañu ko ñàkk a nawloo protocole d'accord ci nguuru Afrique moom ñëpp xam nañu ko donc itam. yow boo ci amee benn part de responsabilité te askan woowu am lu mu la lebal boo ubbee école parents d'élèves indi seen ay doom bu dee école privée accompagner la àndandoo ak yow ba ëllëg mu mujj di école nekk école bu mag yow tam delloo leen ñoom li ñu la lebal fexee sauver école publique bi parce que ñépp mënuñoo dem privé mais situation bi fi mu nekk nii mu ngi ci loxoy ndongo yi de. ndongo yi ni ñu commencé nii bu ñu ko dakkalul solution dina am de parce que ñoom ñooy victime bi. te victime bi moo mën a yuuxu parce que moom moo xam fay metti. moo xam fay metti Birahim mu mel ni kon gouvernement bi ñu war a taxawal bees bokk na ci dossier yu mu war a njëkk a saytu mooy wàllum njàng mi. waaw non seulement mooy dossier bi mu war a njëkk a saytu mais mooy dossier bi mu war a gën a gaaw a saytu sax pour sortir de cette situation bi nga xam ne moom moo fi nekk. Mambé est-ce que xam nga dans certains pays dem nañu ba nu ñu privatiser santé. noonu lañ dem ba privatiser li di nga xam ne moom mooy éducation malheureusement Sénégal wala yenn réew yi Afrique yi àgguñu tollooguñu ci fi ñuy privatiser li nga xam ne moom mooy éducation ak enseignement ndax tey Mansour wax na ko am na yenn ci ay kër ñoo xamee ni ñoom mën nañ jël seen njaboot yóbbu leen ci école privée mais ñiy jàngale ci école privée yooyu mooy ñi dem grève yi ci école publique yi mais Sénégal dañu ne on a mis 40% du budget ci li nga xam ne moom mooy éducation ci bu ñu koy voté Assemblée nationale dañu naan 40% budget bi mu ngi ci éducation ci boobu le budget am na ci résorber les abris provisoires am na ci tabax ay écoles yu bees am na ci yokk ci yenn bërëb ay lycée wala enseignement lu jëm ci wàllug jàng ak jàngale ci yenn ci ay bërëb mais au-delà des infrastructures yi nga xam ne da nga koy teg ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay enseignants yi ngay recruter ñu lay wax gap bi nga xam ne moom moo am actuellement ci wàllug recruter enseignant mais élèves yi ñi nga xam ne ñoom ñoo war a bénéficier wu ci enseignement yooyu ñooñu ñoom ñoo nekk ci ay difficultés aujourd'hui lan mooy indi difficulté bi mooy la responsabilité partagée Mansour le disait tout à l'heure entre le gouvernant bi nga xam ne mooy ministère de l'éducation nationale bu dee ci daara yu kawe yi ñu ne la ministère bi nga xam ne moom la ñu leen dénk muy ministère bi yore wàllu finance ak budget muy gouvernement bi ci boppam waaye beneen responsabilité bi mooy les syndicats d'enseignants ndax ngay laaj dara nga am sa plateforme revendicative ñu ne la ci plateforme bi y a 18 points nga am ci acquis ci 16 points yi wala ci 15 points yi mais nga lawaay du wéeral li ni gànnaay yi nu ñu koy waxee en attendant d'avoir peut-être plus parce que bépp revendication bu syndicaliste def c'est légitime am na lu tax mu revendiquer ko c'est surtout pour seen nekkin mais pendant que yaa ngi def di revendiquer di gàllankoor jàng beeg jàngale bi les principaux ou les premiers qui vont pâtir de la situation mooy les ñi nga xam ne ñoom ñooy élèves yi ci ndongo yi ci yenn ci ay école COSYDEP ñi nga xam ne moom mooy yore wàllu fexe ba saytu ba ñëpp mën a am njàng ci wàllu qualité waa PACER waa yenn ci ay association de parents d'élèves ku ci nekk yëkkati nga kàddu ku ci nekk tamit indi nga ay début de solution pour seet nan la ñuy def ba wàllu jàng ak jàngale mën a doon lu baax fii ci réewum Sénégal tous nos dirigeants ñi ci ëpp chaque jour lan lañ lay wax j'ai fait l'école publique ba ci président de la République lu mu lay wax ne la ci public laa jàngee ci université Sénégal laa jàngee c'est-à-dire ci conditions yi ma jàngee tey conditions yi nga jàngee woon ci yooyu la jamono warul nekk les mêmes conditions ci suñuy doom suñuy jarbaat suñuy rakk yi nga xam ne jamono ji ñu ngi ci ay école wala ñu nekk ci université fexeel dugal leen ci situation yoo xam ne wala conditions yoo xam ne ni la ngay waxtaan ak syndicat bi mooy d'abord na leer lii laa la mën a defal lii mënuma ko mu doon
un langage de vérité que tu tiens au syndicat d'enseignants. muy ci fànn bu mu mën a doon syndicat d'enseignants yi tamit il faut qu'il sache raison garder fii laa mën a yem fii la mu gouvernement mën a yemloo naa xool beneen lutte bu ma mën a lutter waaye bu ma gàllankoor également les enseignants les élèves parce que tey ñaxtu yi bari na bu ñuy dem bay gazer ay élèves parce que lan la ñu bëgg ay jamono élèves ñoo daan bëgguma jàng léegi élèves yi ñoo naan dañoo bëgg suñuy enseignants ñëw jàngal ñu parce que at yi du ñu xaar dañoo bëgg ay ambition te at yi du leen xaar effectivement. loolu leer na leneen la ñuy waxtaanee foofee sa diwaanu Ziguinchor moo di opérateur privé yi nga xam ne sa kër la ñu jëm ci mbirum gerte gi mer ba futt la ñu def jëmale ko ci autorités yi nga xam ne nee nañu dañu bëgg a liquider usine ba nekk foofee sa diwaanu Ziguinchor ñaari ay bés ngi ñu dakkal li nga xam ne mooy collecte bu gerte gi ndax nag sàkku ci Sonacos ak nguurug Sénégal ñu xoolaat bu baax njëgal kilogramme gerte gi Abdourahmane Diallo moo teewoon seen janox taskatu xibaar yi. depuis ñaari semaine ci ginnaaw la ñu taxawal seen i liggéey. nag ñuy wax ne ñun mënuñu jënd kilo gerte 250 ñëw di ko libéré usine Ziguinchor 276. baykat yi nu ñuy def kii bi amul benn opérateur boo xam ne di nga jëndee ji fukk ñëw jaayee juróom-ñett amul. li waral li ni mel opérateur privé stockeur ñi nga xamante ne ñoo nekk fii ci diwaanu Casamance mere nañu bu futt Sonacos ak état bu Sénégal. non depuis suur bi ngeen fi ñëwee ba léegi tey jii gerte gi nekk di wàcc fii El Hadji Mamadou Bari moo ko fi indi oto mi dañ fi yàgg taxaw parce que bi mu chargé ñëw fekk prix bi daanu nee na munul jaay ci loolu dem na ba nga xam ne nag nee na comme xamu solution amul nañ ko wàcceel otoom yi moom mu dem gaare ay otoom bàyyi jënd gerte. loolu moo tax ngeen gis fii oto yi taxaw fii waaye depuis le 18 ba la léegi ba bisu tey bii oto gerte wàccul ci usine bi. opérateur yi lee di soupçonné autorité yi nii dañoo bëgg a liquider li nga xamante ne moo di usine bu Ziguinchor. dañoo bëgg a rey usine Ziguinchor rey baykat yi ak opérateur yépp ak transporteurs yi. ak ouvrier yi. parce que ouvrier yi ñu ngi ci doon gis seen bopp. ci kanam taskatu xibaar yi ñoom ñooñee di interpeller président de la république Macky Sall. dañ bëgg a lancer appel président Macky Sall ndax lii yëg na ko parce que ministère d' agriculture moom yëg na ko xam na lan moo xew parce que moom def na tournée ci àll bi ne gerte gi kenn wàññiwu ko bu ko kenn jaay moins de 250. te man yaakaar naa lii rolam su fekkente ne lii am na moom moo ci war a taxaw. wax Fada ne ko li nga doon jëndee na nga ci continuer. opérateur privé stockeur yu filière arachidière bu Ziguinchor fas yéene wu ñu banque seen loxo ci seen xeex bile ñoom lu ñu bëgg jamono ji mooy ab réaction bu gaaw lool bu autorité yi. jëndee fukk jaay juróom opérateur privé yi nga xam ne ñu yëngu ci mbirum gerte gi nee nañ loolee mënta wëy. ci seen piège. maam képp koo xam ne bokkoon nga ci piège bi ñu tendre baykat yi. ngir ñu souffrir ak seen gerte gi ñu récolté ci àll bi mënuma am ci yow yërmande te ñoom ñëpp a bokkoon ci coût bi xam nga nguur gi dafa saxal kilo gerte 250 ñoom opérateur stockeur privé yi am beneen njëg goo xam ne moom la ñu war a jaaye Sonacos. ñu bëri ci ñoom ànd ñu ci 250 bi mais manifesté wuñu ko mais baykat bi nekk ci àll bi dafa bay gisul kenn ku mu jaay maanaam dañoo complot baykat bi. am na ay benn borom barke Birahim Touré am magasin jënd gerteem ci baykat bi mbàpp muy kilo 200 baykat bi xeeboon 250 il est obligé mu jaay gerteem kilo 200 te ñoom ci OP sax am na ñu doon yolleeku di jënd loolu. moins de 250 mais ñooy perte. mais boobu ñu doon def loolu ñu doon jaay Sonacos noonu mooy benn yi amoon sañ-sañu jënd yi amoon sañ-sañu jënd dimbali baykat bi jënd gerteem. Sonacos ñëw di jëndaat parce que xam na ni stockeur privé yii nii jënduñu woon jamono jooju. ñoom ñoo tànd baykat yi piège ba tax njëg gi daanu. léegi nag moo taxit comme Sonacos xam na ni ñi ëpp ci ñoom jënduñu prix normal bi état bi saxal mënu leen a fay lu ëpp 176 francs parce que bu ñu fàtte ni Sonacos nguur la dafay am ay information dafay xam li xew yëg na piège bi ñu tànd baykat yi Sonacos jënd na sax gerte ci àll bi ren. am na ñu muy woo directement pour ñu ñëw jaay ko gerte parce que da doon sax contre ren Sonacos moo gën fuuf opérateur privé yi ci baykat yi yëg na souffrance baykat yi da doon sax moom yollee ko man gis naa ñu woo pour jënd seeni ay gerte
ñoo xam ne ay éléments wu Sonacos lañ ndax gis na ni béykat yi di souffrir ci àll bi am nay jamono marché Kër Madiabel umpul kenn partage nañ ko partout ci réseaux sociaux yi béykat yi di jaayee mooy de 200 francs sax jaay nañ ko gerte parce que béykat bi amul xaalis bu mu denc dund ci suba ak ginnaaw suba comme mi nga getteem lu mu gis daf koy jaay pour mën a jënd dund mën a inscrire doomam école mais kan moo nekk comploteur ci wàllu boobu ñoom école privée yii nii di kaas